mandat juróom-ñaari at la danaa ko yemale ci juróomi at ndax li ñu bëgg mooy démocratie sax fi. ci image bi télévision Futur Média mbokk yi ànd ak ñun ñu ngi leen di nuyu ñu ngi am mbégte dellu si ak yéen ci seen émission Faram Facce àllarba la ñu koy amal ci waxtu bi ñu am mbégte bu yaatu dellu si ci ak yéen ni ñu koy amale mu nekk émission boo xam ne nag ci wàllu politique dafa yittewoo lépp loo xam ni rek dafay actualité ñu faram fàcce ko ak suñu ay invité ci anam boo xam ni jombul moom la ñu jàpp ni xëy na mooy gindi ñi nga xam ni ñooy suñu ay téléspectateurs loolu nag mooy li sabab émission bi di faram fàcce ñu koy amal ci TFM àllarba bu jot ci waxtu bi tey ñu am mbégte di ci recevoir kenn ci candidat yi bëgg laaj réew mi Boubacar Camara lay wuyoo moom nag nekkoon na fi directeur général bu douane nekkoon na fi itam ci IGE nekkoon na fi itam kilifa ca Sococim bari na nekk na itam avocat à la cour dinañu waxtaan ak moom ci ponk yu bari tey moom la ñu fas yéene recevoir mbokk yi ci seen émission faram fàcce ak télévision Futur Média monsieur Camara ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay Pape Ngagne di la sant ci invitation bi ñuy invité ci émission Faram Facce bi nga xam ne def na ay preuve am ci émission boo xam ne bu am solo la nit ñi di ko déglu itteewoo ko. di nuyu téléspectateurs yëpp également di profito ci plateau bi pour joxe njaal ci kilifa gi fi génn. bi fi wàññeeku El Hadj maam bu Mouhamed Kunta di xalifu Ndiassane di ñaan yàlla mu xare ko àjjana tas ñu ci barke ci loolu itam ñu dugal ci suñu njaal ak télévision Futur Média ci jaale ko umma islamique bi yëpp monsieur Camara man laaj bu njëkk bi rek nga xam ne bëgg naa ñu waxtaane ko mooy dama déglu slogan yu bëri yoo xam ne ci yow laa koy dégg muy jéngu dama koy dégg fippu dama koy dégg te slogan yooyu dafa nekk ay slogan yu ànd ak fitna lan moo ko indi lan moo indi slogan yooyu pour yow lan moo ko waral. slogan yi àndul ak fitna slogan yi dafa dëppoo ak jamono bi. jamono gu métti boo xam ne nit ñi dañu xoox nit ku xoox day soxla. xekki xaw ma ni ñu koy waxee ci wolof bu gën a simple maanaam day soxla beneen noy yi. Sénégalais yi foofu la ñu toll. dañu xoox ci daw njël xoox ci njàng mu sooxe xoox ci feebar mënoo faju parce que amuloo kattan xoox ci mata xëy di taxawaalu xoox ci ñàkk karange buy faat. non c'est-à-dire ñaari baat yi muy jéngu ak fippu dafay mel ni ku ne ci nooteel. war a fippu war a jéngu. boo xoolee xoox boobu. waaw boo ci buggee génn. da ngay jéngu. jéngu nag ku koy def mooy jàmbaar koo xam ne da nga jàng. non ba mënal sa bopp. déedéet monsieur Camara. ba xam ni d'accord ma que jéngu jàmbaar a koy def man pour man. jéngu nga baal ma mais jàpp ma ni jàmbaar a koy def. jéngu ragal a koy def. loolu nag wolof bu motul la gis nga mag ñi bu ñu daan xeex dañuy jël caaya seen tubéy dañ ciy dugal suuf pour bañ a daw même dans les conquêtes islamiques bu ñu daan dem ci yenn zone de combat yi. dañuy wax loolu la ñuy wax. brûler les vaisseaux. est-ce que juumuloo ci baatu jéngu. jéngu ragal a koy def jéngu. ma ne la ragal du jéngu ragal day daw jéngu ku koy def. day fekk nga pare doon jàmbaar loolu mooy tax nga mën a am jaloore te jéngu boo koy def doo ci bañ jéng doo ci bañ jaan loolu mooy baatu jéngu jege na lool ak baatu fippu boo koy traduire ci français da nga naan c'est un sursaut salvateur. da ngay gis lu doxul nga taxaw gis benn mbalit bu taxaw fii sonal leen nga ne ah nañ ko jéngu faj ko loolu moo indi baatu jéngu amul benn diis bu ci am. te amul beneen baat bu gënoon lu dul baat yooyu nga xam baat bii rek moo méngoo jéngu ak coono baat bii moo méngoo ak coono bi Sénégalais yi di dund. boo ko gisee rek nga xam ne Sénégal li fi dajale ci alal. bi ñu amee indépendance ak léegi ak potentialité yi mu am yépp ñu toll fii ñu toll. am ñoo xam ne bu ñu añee du ñu reer am ñoo xam ne dañuy jàng ba am seen diplôme du ñu liggéey am ñoo xam ne fii mu toll nii ñu ngi xalaat seen fourniture école am ñoo xam ne dañuy fanaan du ñu am dépense
mais monsieur Camara réew bu tolloo foofu. non rek mais monsieur Camara ndax jàpp nga ni loolu nga wax dafa àndul ak doxalinu réew dafa ànd ak ñi am ñi ñàkk foo dem ci àddina am na fa ndax lii nga wax nii rek argument la bu doy bu jar jëngu bu jar fippu. waaw xam nga lu tax mu nekk argument bu doy. waaw réew mun na nekk ci tolof tolof. ab jamono. mais réew bu dajalee alal yëpp ba pare am nit ñu xarañ ñu ko mun yor loxo yi ko yor jëmale ko ci yoon woo xam ne yi fi mu jëm. naatulul ngir ñëpp a war a am gis-gisu fexe ba réew mi naatal ñëpp mu bañ a am ñaari Sénégal kii di daw dépense kii di bajjantu te loolu la ñu gis fii Sénégal ni ñu organiser alal ji. ak ni ñu organiser économie bi. d'accord moo tax ba tey jii Sénégal ñëpp a jaaxle kenn gëmatul ëllëg ndax coono boobu koo woo tey minuit moins 5 ne ko dama lay may 5000 francs wala nga xaar ba suba ma jox la 10 000 francs daf la naan indil parce que kenn gëmatul ëllëg on n'a plus un avenir rassurant xel yi dalatu. d'accord mais est-ce que loolu gan la fi ci réew mi. du gan mais xam nga lu tax mu am importance léegi Sénégal dafa toll ci situation bu mosul toll mooy am richesse yoo xam ne bu fi feeñ ak possibilité bu ñu am aujourd'hui pour dugg ci yoonu développement boo xam ne kenn dootu ci génn. foofu la Sénégal toll chance boobu ñu am yàlla may ñu ko fii nag la Sénégal yëpp war a jógee taxaw. pour dugg ci politique pour fexe transformer réew mi fexe ñu bañ a saax-saaxee alal. te da ngay gis ni nekkuñu ci yoon bi. ah oui nag dañu sori yoon bi dañu teggee ko ci raay bi réew mu tegu ci yoon boobu dafa am noo koy xàmmee dafa am ay mandarga bu njëkk bi mooy état bi du nasax xam nga état bu nasax mooy état boo xam ne amul doole sax négocier alalam état boo xam ne bii amul doole fexe ba mën a intervenir ba ñëpp jot ci alal ji. état boo xam ne day amel bor ay nit amel ay bor ay entreprise ba amel bor ñoo xam ne dañ leen war a indemniser ku mel ni Cheikh Diop ba muy lakk boppam ndax dañ ko war a fayuñu ko état bu nasax entreprise yoo xam ne liggéey yi ñu war a am ba ñëpp jot ci seen bopp jotuñu ko li ëpp ci liggéey yi dañ koy jox bitim réew kooku boo ko gisee ci réew rek commencé ci boo gisee ci réew liggéey ba retraité di jóg di wuti dépense rek xamal ne am na lu xew donc liggéeykat fii Sénégal dañu nekk ci coono boo xam ne seen ñaq sax fay. xam nga ni nekkuñu ci réew mu développé. justement loolu xam nga ni nekkuñu ci. loolu réew dañ koy développé réew du développé. mais xam nga ni nekkuñu ci réew mu développé aussi. parce que li ngay wax nii ci argument dafa mel ni ci réew mu développé. ci nga mën a liggéey ba retraité. Pape sa question bi dafa am important da nga ma ne ndax ñu ngi ci yoon bi ma lay won mandarga ku nekkul ci yoon bi waaw. développé guñu nee naa la am nañu conditions yi pour développer dañu amul mandarga ku nekk ci yoon bi ñeenteel bi nga gis jigéen ñi li ñuy daj nga xam ne dañu war a mënal seen bopp jigéen ñi mënaluñu seen bopp Sénégal fu ne ñu ngi fay dugg di dugg ci leket yi di cotiser di yeewu suba di yenu ay jën duñ ci am dara man gis naa Touba ñoo xam ne dañuy xolli gerte. loolu mooy seen jàmbaar. loolu li ngay wax nii du mais dañ leen joxul njàmbaar la goo xam ne dañ leen joxul nag financement bi tax ñu mun a am mënal seen bopp xale yi moom waxe noppi xale yi toll nañu foo xam ne bii xarañ bi ñu war a xarañu ko parce que contenu enseignement bi ñu leen jox ak valeurs yi ñu leen di inculquer du tax ñu mën a am ab xëy. donc mandarga yooyu moo tax ñu xam ne Sénégal fii mu toll bu ñu waxantee dëgg rek. même génn ci politique. ñëpp a war a jax. d'accord léegi monsieur Camara Boubacar nekkoon nga fii directeur général bu douane boo demee tey bay laaj réew mi est-ce que du jox nit ñi dëgg ñi naan douanier yi dañuy jalgati alalu réew mi dañ nga baal ma mais dañ koy sàcc mais nga baal ma ci baat bi ci douanier yi ni nga xam ne noonu lañ leen di gàkkale. est-ce que bu ñu demee ba yow nga nekkoon directeur général des douanes nekk inspecteur des douanes tey nga naan da ngay laaj réew mi te ku ne xam ne ni loolu laaj na réew laaj na alal est-ce que loolu du jox dëgg ñi joxar bi douanier yi ci ñàkk maandu ci alalu réew mi. xam nga man sama mandarga principal mooy góobi quartier man góobi quartier la soldat ma sol tenue góobi quartier summi ko sol tenue marin summi ko sol tenue douane. summi ko sol tenue inspecteur d'État summi ko sol tenue secrétaire général ministère summi ko sol tenue avocat summi ko sol tenue chef d'entreprise tol tenue président ci privé bi
kon yow kon fi mu ne dese woo benn ndombo tànk yow fi nga taxaw nii nit buy sangu. waaw du summi li baax ci moom du summi jikkoom du summi nu mu mel. kon nit fi muy jaar dafa amul benn lien ak affaire u laaj réew. affaire u laaj réew jamono la dafay am fu muy toll. déglu rek douane nag man. waaw dama leen respecté. parce que dama ci màgg. li ma ciy dugg ñaar fukki at ak ñeent laa am. def fa 17 ans diriger ko pendant 4 ans. bu doon ci résultat douane ak liggéey bu set rek la ñuy def élection man damay jàll premier tour te respecté douanier yi gis li ñu daj gis ay douanier yu dee ci xeexal seen économie di xeex ak ay fraudeur seeni njaboot ba léegi nekk ay orphelin ak ay veuve man respect boobu laa am ci douane loolu laa xam man ci douane et loolu image boobu laa am gisoo douanier ak alal ju ne gaañ image gisoo douanier ak alal ju ma ne la ju jaaxal waxuma la douanier waaw nee naa la fonctionnaire waaw bu am alal ju ne gàññ rek fi mu ko jëlee jaaduwul waaw mënul loolu laa bëgg a dégg man mii di wax ak yow waaw fonction yi ëpp rémunération yi ñu gën a fay ci fonction publique bi occupé naa ko képp ku la ne mën na liggéey fonction publique ba dajale fa alal bu war a tax ñu ne milliardaire war a laaj réew foofu laa jëm maa ngi ñëw ci affaire rajo bul yàkkamti ok loolu moom logique laaj réew nag du affaire alal laaj réew ab gént la man dama ànd ak ab gént goo xam ne géntu ne Sénégal dafa soxla. naka jekk kay gént la mën a doon. gént la non gént la mën a doon. gént la mën a doon. waaw gént la mën a doon te gént moo yore réew la mën a doon. gis nga gént moo yore réew gént boo xam ne dama yaakaar ne man Sénégal toll na foo xam ne dañu war a fexe ba ñëpp gëm ëllëg. loolu mooy sama gént gént bi nag day ànd ak gis-gis. gis-gis bi mooy mën nañu naatal Sénégal ba ñëpp jot ci man dama xam li war ci réew mi ndax fi ma jaar xam li ma war ci réew mi ma jóg di def li ma war ci réew mi loolu moo ma yëkkati. alal ji koy liggéey produit bi nga nekk nit ki nga doon fi nga jaar ak li nga def ak ñi la xam wóolu la xam sa jikko xam sa njub ñooñu ñooy jënd sa produit. loolu moom moo lay financé du alal booy dajale ñooñu ci ban échelle ma ne ci échelle yëpp ci ban échelle ma ne c'est-à-dire ci ban mën na la jox échelle bu la mën a jox suffrage universel ma ne maa la wax loolu ñi fi gagné élection ñi xam Boubacar Camara ma ne xam ko dama ne ndax ñooñu mën nañ la jox yóbbu ci échelle bu la mën a jox suffrage ma ne la ci la ñu jëm bu amul werante gis nga politique conception bi ci nit ñi daan am dinañ ko bàyyi par force xam nga lu tax ñu koy bàyyi jamono moo dox bu njëkk ba ñun techniciens yi nga xam ne dañu xam état bi liggéey wala ñu nekk ci privé bi dañ naan toog fële rek ne duñu dugg ci politique bi léegi ñun xam nañu que loolu bu ñu ko defee duñu def suñu responsabilité. loolu moo tax affaire ku yaakaar ne politique da ngay ñëw dajale xaalis pour laaj ci réew xamuloo li xew lii indi xaalis bi mooy produit bi nit ñi ciy def seeni effort ku nekk génn sa gafaka ku nekk takk sa ndigg jël sa temps def ci ñëw wax ak nit ñi expliquer leen yow mi ku lay voteloo jël sa oto def ci gasoil essence ma ne jël sa oto def ci gasoil def ci essence dugg ci dëkk bi da ngay liggéey utali Matam kon da nga foog ne kon da nga foog ne nit ñi dañu toog rek liggéeyuñu mais ñun mosuñu liggéey mosuñu lekk dërëm boo xam ne bii ñaxuñu ko dama lay nettali dara gis nga bi ma nekkee xale di dugg douane sama papa daf ma woo ne ma El Hadj yaa ngi dugg ci corps boo xam ne corps bu doy waar la parce que dafa am ay réputation yu ci am. ba ne ko papa loolu de dëgg la mu ne ma xam naa sax ne maa la yar xam naa la bu baax lenn rek laa lay wax de ñaanal naa la de loo soxla di nga ko am àdduna sa yaay ñaanal na la te gërëm naa sa yaay lenn rek laa lay wax de bés boo dugalee sa biir loo xam ne lewul dina soppala ko poson man loolu lañ ma mooñee kon loolu laa gëm valeur yooyu ma gëm. moo tax ma mën a bi ma gisee ne sama réew tolloon na ci gutt goo xam ne te man du lépp laay wax xam nga man du ma gis lu ma xam yëpp wax mais li ma gis ba mu tiital ma ba jaaxal ma ba ma jóg dugg ci politique bi man xam naa ne ñëpp dañu war a jóg pour xeex li fi nekk nii kon nag dama bëgg ñëpp d'accord na kenn du stigmatiser corps loolu gisoo ko woon bi ngay nekk numéro 2 Karim Wade gis bi ngay nekk numéro 2 Karim Wade ndax gisoo woon loolu ci réew mi ma ne maa ngi lay wax ne bi ngay nekk numéro 2 bu Karim Wade nga xam ni ku xam Karim ku la dégg sax wala mu xam la daanaka ci Karim Wade la lay féetale loolu yàggul dara waaw xam nga est-ce que li nga décrire nii xamoo ko moom laa lay expliquer li ma décrire ci Sénégal dama ko gis muy dem di évoluer ma gis lu ne bi ma demee ba gis ne lii laaj na nit jóg ci ma def retraite anticipée en 2012
man du ma numéro 2. non du ma numéro 1 retraite 2012. déglu pouvoir bi dem aussi. ma ne déglu rek maa ngi ñëw man bi may liggéey ci ministère bi inspecteur d'état la bu ñu fa détaché ma def fa liggéey diriger fa 5000 personnes. comme secrétaire général. comme secrétaire. bi ñu koy jox asamaan seeg suuf si yaa nga fa woon. ma ne liggéey bu mucc ayib ñu def ko fa. waaw ku munti nekk ministre ak quelle que soit sa coloration politique kooku fonctionnaire yi dañ ci war a jàngee ne da nga war a garder sa périmètre nga liggéey sa liggéey loolu bokkul ak engagement politique da ngay servir sa réew en tant que fonctionnaire nga décider génn servir sa réew autrement donc yàqu-yàqu Sénégal yi depuis 58 ans dafa tegle ñu naan dana baax ak du baax ak dinañu defar ak du ñu defar mu dem ba toll foo xam ne fii ñun yaakaar nañu ne c'est un point de non-retour boo xam ne képp ku bugg réew mi da nga war a jóg taxaw. mais monsieur Camara man du ma aw ma responsabilité léegi nag bu fekkee ne yow da nga yaakaar ne. waaw ministre. bi may liggéeyandool te du moom rek nekk naa secrétaire général presque 5 ministres. liggéey naa nekk naa directeur général soo compté ministre ak directeur général yi ma liggéey doo 5 ministres ku nekk ngi politique am na sax ñoo xam ne candidat la am na ñoo xam ne du ñu candidat am na ñoo xam ne dañuy def politique am na ñoo xam ne defuñu politique loolu c'est indifférent loolu man dama ko sax toppatoo. man li ma toppatoo mooy liggéey bi tax ma koy def te ñëpp seede nañ donc toog di wax ne da ngay engagé wu parce que da nga xaar man sama vie sama carrière boo xam ne gudd na gudd boo xam ne ñetti at yi ma ci liggéey ba daje ceeg Karim Wade muy daje boo xam ne bii liggéey la ñu ànd ci àndu liggéey ci ay règles yu leer nañ lépp prouvé ko kooku mënul résumer sama carrière mu ngi mel ni daje célébé yoon rek nit boo leen dajee ci rond point Carrefour dara xeju fa. d'accord liggéey rek ku nekk dem. kon nag amalgame boobu jaxas boobu moom. waaw dafay intéressé yenn politiciens yi mais moom loolu leer na sama. ndax mën nga ma wax Sénégalais yi ne amul benn baara yëgoo ci sa candidature ak Karim Wade. amul benn baara yëgoo sama candidature ak Karim Wade man coalition fippu moo ma tabb candidat bi ma xoolee Sénégal ba gis li ma gis dama def déclaration d'engagement politique waxuma candidat la de. dama ne Sénégal nii la mel man ma def déclaration d'engagement politique ma waxtaan ak homme politique yépp ñi ma yaakaar ne ñoo bokk ay valeurs. ne leen nañu booloo nekk benn parce que lii ma gis doy na waar. ma dem bokk coalition fippu. bi ma ñëwee coalition fippu ñu def procédure naka la ñuy désigner candidat. loolu Sénégal mu fi doog am. ñu def concours mu am jury comité de sélection ma jël premier ñu dem. jury d'honneur avec toutes les responsabilités régionales. yeneen yan candidat ñoo fa nekkoon bi ngay jël premier. bi may jël premier man la woon. waaw yaa Ibrahima Silla am na ñeneen ñaari candidat yu retiré wu bugguma tudd seen tur nga baal ma loolu. donc bi ma jëlee premier. ñu dem jury d'honneur. ñu validé ko. ñu dem directoire ñu validé ko. kon nag man autoproclamé ma candidat man dañ ma tabb jox ma responsabilité kon nag. mënuma nekk candidat keneen ku dul candidat coalition FIP. ñiy wax ay affaire u candidat nii ak naa ñoom ñoo xalaat li leen neex rek te xam naa lu tax ñu xalaat ko parce que daf leen xaw a gêné. xam nga gis koo xam ne kii yàgg na ci état bi fekkee na gis na lépp te munoo wax ne mënul liggéey parce que fépp fu mu jaar décoré nañ ko ci liggéey mu ñëw jékki-jékki dugg ci politique bi indi programme am di teg. kooku il faut que mu xaw a gêner tuuti. kon man yooyu mënuma jaax. d'accord affaire bi nag du ay décoration sociale ci la bokk politique ci Sénégal. c'est-à-dire dañ la ciy xam. yàgg nga dugganteeg nit ñi xamanteeg ñoom xam waa Thilmakha Mbakol xam waa Ziguinchor c'est-à-dire dugganteeg ñoom ñu xam kuy Boubacar ci du ay décoration sociale bi ñu la ci déggee di la gis dafa yàggul Boubacar est-ce que yaakaar nga dina yomb ci yow. dara du yomb man mosuma bëgg lu yomb su ma bëggoon lu yomb damay toog fi ma toog rek. man liggéey naa nag ba am nag wax dëgg yàlla ay position yu baax looloo gënoon yomb di man mosuma bëgg lu yomb déggoon lu ma la wax gobi quartier la man gobi quartier la dama sol mbubu politique waxuma dafa yomb lii tax nag nga gañe sa politique fi ngay teg sa tànk ñi ngay waxal liggéey boobu ñu ngi ci te li ci kanam raw li bët xam nga Sénégal dañu soxla politique mais dañu soxla ay hommes politiques yoo xam ne ñooy changer dëkk bi. d'accord ñoo xam ne duñ leen fen ñoo xam ne duñ leen dikk loo xam ne mënuñu ko def ñoo xam ne bu ñu leen nee dinañu changer éducation bi financer ko ba ñëpp mën a jàng dinañ ko gëm dinañu fexe bu médicament gratuit si ñi nga xam ne dañuy fay gëm lu koy ana référence yi Boubacar référence yi mooy fi nga jaar ak li nga def mooy lan boo dëkkee ci quartier waaw
nekk quartier populaire dëkk Grand Yoff yàgg fa di yëngu ci mouvement associatif créé fi ay mouvement de jeunes wër dëkk bi dëkk Sénégal fu ne nga teg fa sa tànk am fa ay militants coalition fippu ñu ngi Sénégal yëpp sama mouvement loolu laa lay wax référence politique mooy élection bii ñuy participer dinañu gis loolu moom li ci kanam raw li bët la ñaanal ñu rek monsieur Camara wax nga ma ci lu gàtt nag ni Bara Yego amul sa diggante Karim gàtt na trop gàtt na li nga ko résumé mën naa la ko nangul mais ndax loolu mën nga ko wax itam ci sa diggante ak président Macky Sall ni ci sa candidature benn Bara Yego amu ci yaa ngi dëkk Grand Yoff bëgg na xeex Khalifa Sall mu ne Boubacar jógal mais yaakaaruloo loolu. non xam nga man déggoo loolu. Khalifa Sall ànd ak moom di xeex Macky Sall moo gën a yomb ci man ànd ak Macky Sall di xeex Khalifa parce que Khalifa su ma ami d'enfance la ñu bokk Grand Yoff c'est-à-dire man su ma jógoon ne dama ànd ak Macky Sall di xeex Khalifa Sall Grand Yoff yëpp ay génn ci man parce que ñun ay Grand Yoff fois lañu ñu màggandoo Khalifa bi may def politique di dugg PS UPS PS man may def politique nekk RND c'était en 1976. ñu xamante mosuñu bokk parti c'est la première fois dans l'histoire man ak Khalifa ñu bokk positionnement dans l'opposition donc kenn mënu dugg suñu diggante kon nag Macky Sall bu am président Macky Sall bu amoon maqaama mën ma utiliser pour ma xeex kenn dina am maqaama dugal ma ci gouvernement wala mu liggéeyloo ma man principe lay fonctionner. est-ce que soxla na la ci gouvernement aussi. man est-ce que aussi loolu c'est important. je pense que du question soxla man maa soxlawul gouvernement man li ma soxla maa ngi koy def liggéey naa Sénégal mosuma jël poste politique li tax jëluma poste politique maa ko xam. léegi nag man maa décidé jël poste politique en passant par le suffrage loolu moom waxu naxa sa xandang la rek. waaw ay Bara Yego yooyu. ok leer na nañ. bopp du bët du yan waaye xam ne lu bopp attan. foo toll ci parrainage bi. parce que moo lay def candidat potentiel. xam nga parrainage bi xeetu ndëgg sërëx la boo xam ne Macky Sall bi mu engagé élimination Karim Wade ak élimination Khalifa Sall dafa ne léegi. ñii maa ngi leen di éliminer mais bëgguma nag ay candidats yu bees fël parce que bu ñu fëlee rek du baax. mu ne comme candidats yu bees yi amaan na waraguñu réew mi ba mën a am fu nekk ay nit naa def parrainage bi mu def ko ni mu ko defee ñëpp gis ko concevoir ko seul voter ko seul def lépp ba pare nag continuer ne day jënd ay signature pour fexe nit ñi bañ a am parrainage dëgg sërëx yëpp mu def ko mais erreur bi mu def mooy que loolu dafa booster. candidat yooyu ñu dugg ci terrain bi organiser seen parrainage léegi nag dafa am ñaari catégorie nit dafa am ñoo xam ne dañ naan kii de day wax rek kii de boo demee sax du am parrainage yéene wuñ la ko ak ñoo xam ne dañuy wax kii de day wax rek boo demee du am parrainage waaye kii daal mënoon na nekk candidat bu nekkoon candidat dina baax de waaye du am parrainage ñooñu dañ la yërëm ñi nga xam ne dañ la yërëm bëgg la dimbale nañ ma parrainer ñi nga xam ne nag dañ ma yéene ma bañ a am parrainage ma ne leen yéene nekk nag borom a cay fanaan bu ñu demee ci dépouillement bi dinañ xam yàggatul. mi ngi bëgg a yàgg kay. mois bi décembre la ñu ngi novembre. mais dégg nga ñu bëri yoo xam ne man du ma wax sama parrainage parce que fipp waxuma wax sama parrainage su ma fipp waxoon léegi ma wax sama parrainage ma wax la chiffres yi ma am région yi ma ko amee ak lépp mais loolu indiwu ma fi parrainage moom. non parrainage moom wax dëgg yàlla loolu moom terew ma nelaw. monsieur Camara fippu def nañ la seen candidat. nekkatuloo di déglu fippu yaay seen candidat ñoom ñoo lay déglu tey dama bëgg parce que bëgguma nga wax alibi boobu su fekkente ni parrainage yi am na foo toll wax ko ñu xam ni fii nga ci toll. ma ne sama parrainage waxuma ko ci rajo bi tey man kay loolu laa la wax su jotee dinañ ko wax loolu mooy sunu stratégie. bu jotee dinañ ko wax li ma mën a wax rek bu dee ñi nga xam ne dañu bëgg a tiit pour parrainage bi maa ngi dalal seen xel. bu dee ñi nga xam dañ ma koy yéene ma bañ koo am nee naa leen yéene néeg la. loolu kay tontu bu leer la. Boubacar est-ce que dina yomb ci yow nga dajale parrainage yi parce que bu passé sa tour am ñu la xam am ñu la xamul sax ci sa entourage bariwul ay kàngam yu ñu ci mën a ràññee est-ce que dina yomb ci yow nga dajale fii kii dajale fële ngeen mën a boole. mu nekk lu sax xam nga loolu moom stratégie la sama entourage xamoo leen. moo tax mais looloo doy waar. waaw looloo doy waar man sunu stratégie la ñun ñoo xam lu tax defuñu loolu ma ne la yuuxu dina jib fu ñu ko foogeewul. man xam naa bu baax li ma la wax jàllal ci leneen. d'accord ci li nga xam ni laa bëgg ñu ñëw ci mooy dama bëgg sax ñu taxaw ci parce que aussi dafa yomb nga ne ma jàllal ci leneen rek ma jàll ci leneen bu fekkente ni da nga ni ma sama entourage doo leen xam parce que samay stratégie la mais loolu dafa yomb dafa oyof est-ce que mënoo ñu wax leneen loo xam ni mën nañ ci gën a jàpp lu dul loolu. waaw xam nga pour expliquer la. waaw xam nga booy def politique toujours da ngay am stratégie da nga naan man. dama bëgg a agir ba tel moment. ma def nii
ñun bi ñu ñëwee dama lay jox rek quelques xorom parce que loolu amul importance li am importance mooy lan nga bëgg a def ci Sénégalais yan réforme nga bëgg a def loolu moo am importance ñun bi ñu ñëwee dañu xam ne image bi ñu amoon mooy image fonctionnaire boo xam ne xamaluñ ko politique image boobu il faut que nga dindi ko nga travailler ba dugg dans le milieu politique loolu am na xam nga yow yaa ngi ma invité en tant que politicien man invité woo ma comme fonctionnaire déjà loolu yow reconnaître nga que dugg naa ci champ politique benn ñaareel bi ñu ne kii lan lay wax lan lay indi lu bees nga def un discours politique li ñu dégg ko ne kii ni li muy wax yenu na maanaam mu dese la nag beneen phase boo xam ne da ngay développer sa notoriété politique boobu mais notoriété politique boobu du da ngay ñëw rek développer ko ci ay réseaux sociaux wala ay discours wala ñu lay invité day fekk nga am tànk day fekk nga implanté wu ci région yi am ñoo xam ne ñii boo nee bëreet ñu jóg ànd ak yow liggéey boobu da nga koy def tranquillement d'accord te liggéey boobu bëggul coow d'accord voilà d'accord dinañ xaar résultat bi mu jur boobu liggéey te loolu daanaka yàggatul dinañ xam lan la jur wax nga ko nee nga li am solo pour yow mooy ñu xam sa yéene ci réew mi waaye itam man jàpp naa ni ñi ñuy seetaan te tax a jóg télévision bi dafa baax kii laaj réew mi ñu xam mooy kan waaw man loolu dafa am solo. waaw. loolu itam yaakaar naa ni lu am solo la moo tax ñuy waxtaan di dugg ci yenn questions yi par rapport ak yow. dañuy wax nag coow fichier daf fi jib dégg nañ ku mel ni Samuel Sarr wax ci dégg nañ ñeneen wax ci fichier bi ba sax ñu bëri ci opposition bi fas nañu ci yéene amal marche. pour fichier bi ñu jot ko te mu leer lan moo ci sa taxawaay. waaw ñun ñi fas yéene def marche boobu ci la ñu bokk ñun ñu ngi bokk ci front de résistance opposition en tant que président du mouvement Dieng. fichier bi li ci suñu xalaat mooy que président Macky Sall bi mu ñëwee léegi ba gis ne système bi ñu fi mettroon en place dafa am transparence dafa jóg di ko wekki pièce par pièce ñëw taxawal carte d'identité boole ñaar ñi kenn sant ko nee na CEDEAO moo ko sant kenn sant ko. loolu bu wax loolu waaye itam. maa la affirmé ni CEDEAO sant ko. amul ku ma ak effigie CEDEAO. ma ne carte d'identité bi amul benn instruction CEDEAO bu imposé nga boole ñaar ñi déglu ma rek. man li may wax dama ko xam ba mu leer mu ñëw daal di ne fichier bi dinaa ko changer ko ba pare moom rek ko yor kenn yoru ko dem na ba laaj nit ñi parrainage ne la damay laaj 0,8 à 1% du fichier te fichier bi joxuñu la ko te c'est obligatoire accès fichier bi pour tous les partis dañ ko war a am donc yow li ñu lay laaj nombre bi ñu lay laaj fichier bi nga war a seetee fi nit ñi nekk moom rek ko yor. li ci Union européenne wax après bi nga xam ne càmbar nañ ko doyu leen que fichier bi baax na au moins am na ay problème mu 2%. fichier bi déjà baaxul ensuite ñëpp gis nañu ne moom rek ko yor te loolu dinañ ko foqati loolu c'est un combat politique dinañu foqati fichier bi dinañu dem ministère de l'intérieur laaj fichier bi par force ñu jox ñu ko. kon di nga bokk ci boobu marche. ah oui. di nga bokk ci ñi koy foqar ci. mais dëgglul gis nga yéen. ñàkk xam dama laa gisul ci ñàkk xam gisuma la ci. ñàkk xam li mu waral dafa bari. waaw moo tax ma lay laaj. xam nga man damay doog a yegg si. waaw et politique bi am nañu gan soxlawul bokk gan pire la ñu am. deuxièmement nga ñëw organiser élection def ay bureau de vote yooyu kenn xamul fi bureau yi nekk. aujourd'hui day am contradiction même ci résultats yi bureau yi nga xam ne yi moo nekk ci commission yi ak bureau yi nga xam ne moom la justice bi di prononcer loolu am na Sénégal. nga ñëw distribution carte électeurs yi amatul surveillance ku la neex nga distribuer ku la neex doo ko distribuer tas carte nit ñi xool fi nga xam ne say opposants ñoo fa nekk nga tas seeni carte donc dafa organiser pagaille électorale boo xam ne ci élection législative yi la am couronnement mu ñëw nag yokk ci cerise sur le gâteau mooy système mu parrainage bi avec un contrôle boo xam ne bi kenn xamul nu muy demee donc aujourd'hui élection yi li ñu amoon comme ak yëpp wekki nañ ko amatul transparence ci élection yi loolu mooy le combat de tous les Sénégalais kon man dama d'accord ci ñi xeex pour que transparence am ci élection yi koo xam ne compétiteur nga war a bokk ci élection yi waruloo changer les règles du jeu. mais dégg nga ministère de l'intérieur lu jëm ci retrait des cartes. ministère de l'intérieur amul ministère de l'intérieur bokk parti au pouvoir warul organiser élection même ministère de l'intérieur su doon am nañu maturité bi war ak yi ñu am yépp ñu régler ko mun nañu d'accord sax mu organiser mais fii mu toll nii dañu war a benn haute autorité chargée de l'élection ba nga xam ne les partis sont représentés mais lu gën a yomb loolu lu leer dafa yomb dëgg dafa yomb donc loolu ministère de l'intérieur est disqualifié pour organiser les élections
surtout ministre de l'intérieur boo xam ne day wax ne moom objectif am mooy élire Macky Sall au premier tour donc loolu moom mooy réalité fichier bi te loolu kenn waru ko seetaan. léegi monsieur Camara. wax nga ni politique bi am nañu gan. yaakaar nga ñu gis lu ñu mësul gis ci acteur politique soo ko waxee. waaw ñun dañu gan bi dafa ànd ak ay ñu bare parce que ñun ganu politique yi mooy technopoliticiens yi ñi nga xam ne dañu jàng xarañ xam état xam nit ñi dëkk ci société bi yeewu fi yaroo fi defee fi daara xam société bi ni muy fonctionner ba pare yeewu ne dañuy dugg ci politique bi technopolitique yooyu ñooy gan yi am na si ñoo xam ne ay hauts fonctionnaires la ñu wax. nga yaakaar ñooñu yàgguñu fi. yàgg nañu ci état bi candidat yoo xam ni candidature indépendante lañu. li fi am ñëw taxaw nekk technocrate nekk lépp gis nañu leen. waxuma ñu dem ci ay résultats ñu gis ni mu dem. oui loolu waxuma ne mosul am. waaw dama ne ampleur bi mu am aujourd'hui nga gis ñu faqee ci ay corps état yu faqee ci ay privé nekk ay cadre taxaw dugg ci élection yi mais loolu bu amee dañu war a interroger wu. nit ñi dañu jaaxle mais en même temps c'est une source d'espoir maanaam yaakaar la Sénégal am na ñoo xam ne quand même mettre ñu de l'avant seen intérêt personnel dañu gis ne réew mi toll na foo xam ne war nañ ci jóg gan googu lay wax. kon nag loolu buñ ci amee masse critique def liggéey bi ñu war a def bañ a def erreur bu consister à penser que politique ay discours lañu politique c'est le terrain ci biir terrain bi ngay dem loolu incha allah. mais nag li ëpp solo mooy offre bi ngay def. d'accord lan ngay proposer Sénégal. ci wàllu yoon. tudd nga léegi mbiru Cheikh Diop bi nga xam ni ñàkk na bakkanam. ci ni mu ko expliquer yéex a jot indemnisation ndàmpaayam moo ko waral. tudd nga ko léegi ndax loolu yaakaar nga ne am na matuwaay yu ko mënoon a faggandiku. waaw xam nga état bi dafa leb ñëpp ba mënatul fay kenn fournisseurs yaa ngi jooy ñëpp même ñi nga xam ne dañu jël seeni élèves dénk leen ko ci université yi sax mënuñu leen fay ba ñuy def ay grève donc loolu mooy état bu nasax aujourd'hui Sénégal li tax doxul mooy que alal ji fi ñu ko dugal lañ ko warul. état bu nasax mooy def terre bu rëy bii nga xam ni mosoo ko gis yow ci Afrique. loolu mooy état bu nasax mooy def autoroute Ila Touba bii nga xam ni jaar nga fi. waaw xam nga ak mooy yi mu ko defee. voilà c'est-à-dire nag nga bañ a nihiliste aussi. waaw loolu mooy nasax nag xam nga nasax. mooy nga ñëw di xeexee doole jàmbur état bi doole jàmbur lay xeexee c'est-à-dire que financement yi muy def yëpp da ko leb te ñim ko leb ñooy def liggéey bi entreprise yi fi nekk liggéeyuñ ko sooy xeexee doole jàmbur loolu mooy nasax bi gën a bon ci nasax yi mooy état bu tayal lañu c'est un état absent ci population yi seen problème ba pare un état paresseux au lieu nga fexe nooy exploiter ses ressources pour investir ci secteur porteur de croissance yi comme agriculture nga développé ko bay dundee bay denc bay soppi bay weccee bay transformé nga def ko jël élevage jël ndawal li jël der bi defar fexe ba nga xam ne nga jóge ci meew mi ba yegg ci fromage bi sax bu la neexee nga jël pêche dugal ko ñu am pêche nga def transformation mareyeurs yi am liggéey am ay car nga am conservation koy def déglu rek ma expliquer la da ngay créer conditions yi ba nga xam ne financement bi fa nga koy dugal artisanat ñi nga xam ne ñooy liggéey ci réew mi di ko dugal nga dugal fa xaalis bu bare. loolu xaalis la koy def xaalis loolu boo lebiwul doo ko mën a def. loolu laa lay wax nag erreur boobu laa lay wax nag exactement loolu la ñu gëmloo Sénégalais yi alors que ñun gis nañu ne ressources yi Sénégal am buñ ko négocier ni ñu ko war a négocier am nañu xaalis pour defar secteur bi culture bi gën a tuuti nga xam ne patrimoine culturel bi sax recensé wuñ ko personnel culturel bi ñoom ñëpp balaa ñu leen di yëg ñu ne dañuy bind ne kii dafa feebar nañu cotiser pour faj ko personnel culturel bi gis nga lu ñuy vivre production culturelle bi fii da ngay gis ku liggéey ba sonn mënoo am production promotion culturelle bi mënuñu ko sax rattaché ak tourisme bi donc na sax mooy loolu c'est-à-dire que xamuloo sax fi ngay dugal xaalis bi xamuloo foo koy jëlee lu dul lebi lebi gën a yomb leb bu ñu leen laaj boo amee stabilité. boo mu leb gën a yomb leb a gën a yomb. ñaata nit nga mën a ngay gis ñu leb te duñu leen lebal. bu ñu leb a gën a yomb aussi. leb non xam nga ni leb daal moo gën a yomb jël sa xaalisu ressource transformé ko loolu dafa laaj xam-xam ba pare laaj loxo yu set ba pare laaj nga jiital intérêt réew. leb it dafa laaj loxo yu set. non leb moom. leb ñu lebal la dafa laaj loxo yu set waxuma ne leb yomb condition ki lay lebal xam na bu baax balaa mu laa lebal mu wóor ko ne war ngaa mun a fay. waaw bu la wóoree ne am nga stabilité. waaw am nga croissance parce que li muy dugal ci xaalis moom mooy indi croissance bi. mais croissance bi du wàññi pauvreté bi. li nga wax croissance. loolu lu ñu war a lu ñu war a lu man du ma apprécier la. loolu mooy erreur bi
ah déet waay bul tàccu loolu laa lay expliquer c'est-à-dire que dañu yàq xelu sénégalais yi benn yàqu xel boo xam ne. ba ci croissance bu ñu yeewoo boo xam ne yow mosoo ko fi dégg. kenn du bàkkoo croissance boo xam ne bii waa Sénégal jotuñu ci. croissance boo xam ne profit yi day dem bitim réew intérêt dette bi day dem bitim réew boo lebee liñ ciy teg bitim réew la jëm salaire yi gën a kowee day dem bitim réew. dividende yi société yi ko moom bu ñu weccoo ba fin d'année ba ñu fay seen impôt lépp day dem bitim réew croissance boobu xam nga lan lay desal Sénégal ruusitu nguru croissance ruusitu nguru kenn du ko bàkkoo Sénégal croissance ruusitu nguru la. bul fàtte ni Sococim nga nekkoon itam. waaw lu ci ne. mais xam nga ni société bu ñu xam la ci bitim réew. même chose nga nekkoon fa. même chose ñoom fa lool. mais man même chose société yëpp bu ñu amee seen bénéfice bu dee ay étranger ñoo ko moom bu ñu fayee seen impôt li ci des day dem. da nga war a fexe ba dugal xaalis ci réew mi ba nga xam ne ñi koy liggéey day des ci réew mi loolu mooy erreur politique ak choix économique bi gën a hasardeux bi Sénégal def te li gën a bon ci croissance boobu xam nga lan la Pape Ndiaye croissance boobu c'est pas viable il suffit mu am benn choc exogène rek gisoo 2008 crise bi mu am gis nga conséquence bi dañu mujj di def ay goana di ut lu ñu dundee donc croissance boobu munul am mujj da ci miir bi lañ jëm donc dañu war a changer moteuru croissance yi ëlbëti changement de cap boobu nag moom la régime bi mënul def et changement de cap boobu mooy tax potentialité yi ñu am ci ressource ñu mën ko utiliser ba mu am jeexital ci sénégalais yi moo tax nga mën a am sénégalais bu xarañ bu yeewu. léegi boo xam ne day liggéey looloo tax nga bëgg xaxtandiku craché la sax laay wax ci terre bi wala ci. waaw xam nga boo ñëwee jël Sénégal bu mel ni Sénégal nga xam ne aménagé au sa territoire. nga xam ne yaa ngi bàyyi géej nga am ci yoon yow mën a dem nga jógee Dakar mën a dem Bargny mën a dem Yène ci bateau ci lu gaaw te yomb nga mën a am système de transport bu ñu organiser nga am fu kaar yi di jaar am fu oto yi di jaar am fu mobilité di jaar nga defar sa transport public ba mu sotti nga xam ne bu la neexee sax mun nga garer sa oto bu la neexee da ngay dugg transport public doo am benn problème nga bàyyi ko fa investiroo ko nga ne da ngay dem investir ci ay terre xam nga ne yow comprendre boobu luxe mais du question jomb dafa nekk loo xam ne dafa jotul dafa méngoowul ak li nga xam ne moom mooy indi Sénégal te daf la dul indil croissance boo xam ne mais di ngeen ko gis yow balaa ngaa boote gàmb kay sa mbootu mot yow nit ñi bu jóge fii da ngay jóg wàcc liggéey ngay toog 15 minutes 40 minutes pour am oto. boo duggee ci oto nga def 1 heure loolu lay réglé terre bi loolu lay réglé mënu ko réglé. loolu lay réglé ma ne la chaque 15 minutes nga mu ñëw nga dem xoolal projet terre bi. waaw mooy dem terre rek déglu rek ma wax la ci terre bi. terre bi moom li ma la ci mën a wax non seulement tracé yi ñuy wax duñ fa yegg amuñu moyen yegg fa dañ koy def par petite portion pour faire du cinéma te du am benn jeexital ci augmentation transport yi nit ñi am moyen seen niveau de vie nga yokk ba ñu mun a jël transport public ba ñu mun a ut oto wala ñu dugg ci transport yu décent région yi nag yow dugg nga ci dëkk bi gis région yi ni ñu meloon en 58 la ñu mel ba léegi. déedéet ay tali suuf ak mais man fa la dëkk ma ne soo demee Njaareem gi yaa ngi fay fekk ay car. ñoo xam ne ñi ngi fay dem ay bus. loolu amu fi woon nga dem Tiwaawan gële yaa ngi fay fekk. xoolal bu la waa Njaareem ma ne bu la waa Njaareem jàppee. nga dem cee boo demee gis nga état bu demee ba sax Dakar dem dikk sax nga ñëw nga def ko benn mécanisme boobu day concurrencer ñi nga xam ne ñoo yore transport bi c'est-à-dire que fii problème bi dañu lajj ci organisation boo xam ne dañu lajj ci lépp ci financement développement lajj ci organisation lajj ci gouvernance lajj ci indépendance de la justice lajj ci njàng mi lajj ci santé bi lajj boo xam ne bii aujourd'hui gravité bi mu am man su ma gisee nit sax di jéem a défendre yenn position yi dama naan waaw mais Sénégal kii xanaa dëkkul Sénégal. Ila Touba bi da nga ko ciy boole. ma ne. mais est-ce que da nga ko ciy boole. ma ne Ila Touba route la boo xam ne dafay participer ci aménagement territoire. waaw da ngay aménager territoire def ay route yoo xam ne yi boo étudier les flux seet fan la concentration économique yi defee nga tracé ko. mais ñoom dañuy jiital lan ngay wax loolu laa la expliqué. waaw xam nga booy defar réew. waaw mën nga ñëw sax fekk désert comme américains yi ni ñuy def nga ne naa tracé route l'économie va venir après moo am rendement kooku mën nga ko def ci réew mën nga ñëw autoroute. su motul 400 kilomètres déglu rek dama lay expliquer man li ma lay wax dama ko liggéey. acca maa lay déglu. autoroute bu motul 400 kilomètres amul rentabilité di nga fay péage ba dee di nga def ay contrat ay 30 ans tey jeexital économie bi nga ciy mën a am quel que soit les schémas que tu vas mettre
du baax. te gain bi rek nga ciy xool yow. ma ne xooloo ci ne am na dëkk bu nekk Touba nit ñi di fa màggali. ma ne accident yi fa doon am. yow nag moo tax collision bi doon am wàññeeku na yow suivre loo Ila Touba. Ila Touba dafa mëdd ay dëkk fi mu nekk nii déjà dafa am dëkk yoo xam ne yi presque bokkatuñu soo demee booru Lambaye bokkatuñu Diourbel bokkatuñu dëkk yi nga xam ne dafa daan am économie sax bu fa oto yi di jaar amatuñ ko parce que aménagé wuñ territoire bi dañu yeewu rek parce que il leur faut un projet ñu def ko teg ko booy defar projet route du loo xam ne ni da ngay ñëw rek yeewu def route dafa am aménagement dafay participer ci écosystème mu développement bi c'est-à-dire que erreur yi am Sénégal ñun dañu préparer yëpp nuñ koy rectifier doone bii projet baax na bii projet baaxul da ngay xool lu tax ñu def ko yu ci bari ay considération politique moo tax ñu koy def xamuñu nu ñuy développer réew loolu laa la expliquer te damay alerter ñun loolu mooy suñu devoir du ñu xaar bañ naan ñun magum xamoon naa ko la ñun magum waxoon naa ko la lii ñu leen di wax nii di ngeen ko teg di ngeen ci teg bët côté yëpp énergie baa ngi nii énergie Sénégal demoon na fi ba am crise énergétique ma wax ni ci Ila Touba bi wax ma ko ci terre bi amu ci dara loo xam ni mën nga ko apprécier man loolu moo ma jaaxal. mais parce que man xam nga du ma nihiliste wax naa la ne am na fi croissance nee naa la croissance bi baax. non la nga ci wax naa la am na stabilité Sénégal mais réew ëllëg moo ko yore c'est l'avenir rassurant. ak stabilité. mais loolu mooy l'avenir rassurant bi nga wax nii. le mot rassurant maanaam lu dal xel te loolu ñi ko ŋànk réussir nañ ko. ma ne réew mu dal xel moo fi amul réew moo xam ne élection yi sax boo koy organiser nit ñëpp a ngi kaas naan fichier amul ak yooyu ça veut dire que dalul xel et il y a des sources d'instabilité aujourd'hui source d'instabilité yi am Sénégal gis nga nu mu toll élection yi source d'instabilité nit ñi ñu amal seen bor fee ñu leen source d'instabilité la violence bi insécurité bi source d'instabilité la gis nga ko vol de bétail dem nga ci àll bi ba gis vol de bétail nga jël sa alal yëpp jaay sa noix d'acajou wala nga jaay sa gerte jaay sa lépp jënd sa jur nga ñëw ñu ne ko fuuf criminaliser ko criminaliser ko mais mu ngoog lan la ci état mën lu dul ku ko def ñu teg la daan yoo xam ne maa ngi lay wax exemple type incompétence bu ñu nee dafa am vol de bétail nga ñëw dem assemblée ne léegi vol de bétail crime la régler woo problème bi da nga naan vol de bétail bi fan la jóge ku koy def nga jël bétail bi nga defal leen ay puces utal leen ay périmètres borom vol de bétail nga jox leen ay terminaux. yoo xam ne bu génnee ci périmètre bi rek ñu yuux nga sécuriser sax ñu koy sàcc. ma ne nga naan ma bétail bu am. déglu li ma la wax déglu li ma lay wax bu baax dama lay expliquer nga def ko benn nga sécuriser périmètre bétail bi nga sécuriser les chantiers yi bétail yi di jaar sécuriser Sénégal mooy poste frontière yi ak fépp foo xam ne zone la boo xam ne dafa am risque de vol foo xam ne dafa am risque d'incendie nga sécuriser. non loolu ça coûte rien du tout. non mais monsieur Camara attends non rek wax ni ça mais man parce que li nga ma wax nii man déglu ma wax mais loolu yow xam nga ni ki def puce bi ci nag bi moo mën a def leneen li mën a def ba sàcc ko te kenn ma ne la non du question sàcc c'est que daf lay dissuader yow bu la wóoree ne nag bi boo ko gàddoo mais dissuader kay criminaliser ko. non waxuma bul ko criminaliser. dama ne la loolu c'est pas la solution. dama ne li nga war a jëkk a def mooy fexe sàcc bi bañ a am soo pour fexe sàcc bi bañ a am da ngay fexe ba sàcc bi daf koy wóor ne dafa am chance pour ñu jàpp ko dem sàcc bétail boo xam ne bi boo ko jàppee mu génn périmètre am mu ne piip borom yëg ko ak jëm sàcc bétail boo xam ne da ngay dugg frontière kenn du la génn nga dóor ko balu fital déet justement moom laa lay complétel borom yëg ko génn nga dóor ko balu fital mu dee loolu laa lay expliquer nag léegi xam nga boobu mooy première étape deuxième étape sécurisation frontière laa la wax ak sécurisation des points sensibles Sénégal boo génnee 26 milliards en 3 ans di nga sécuriser toutes les zones di nga def ay postes de police de gendarmerie juxtaposés partout di nga def ay postes communs ci nga def service de contrôle yëpp nga defar leen di nga seet fi nga xam ne zone centrale électrique moo fa nekk di nga ko surveiller fi nga xam ne ay animaux ñoo fa nekk ay biens ay greniers yëpp mën nga ko organiser sécuriser ko loolu mooy premier pas bi et loolu la état bi deful parce que loolu la état bi xalaatul li mu bëgg rek mooy propagande politique te Sénégal dafa passé loolu ñun technopolitique yi li ñu gëm ak ñi nga xam ne ñoo ànd ak ñun nekk ay cadre yàgg liggéey ci politique am nekk ay parti yàgg liggéey ci assises nationales yi nekk ci coalition FIPU dañu étudier suñu programme ba teg ko teg suñu équipe ba pare doog a ut suñu candidat ñun dugguñu ci politique. d'accord léegi pour faire de la nag dama bañ nga ngeen juum yéen technopolitique yooyu parce que réalité sénégalaise itam daf ci bokk. mais li yéen nañu ko gën a xam. waaw mais non gënuñu leen ko xam mais réalité yi daf ci bokk. askan wi ñu xam la nga leen di jege di leen fajal seeni soxla
doo toog ba mu neex la rek nga jóg ne leen dama bëgg ngeen def ma lii wala lële. loolu moom baaxul. waaw loolu daf ci bokk. waaw loolu ñun bokkuñu ci ñooñu. non askan ni ñu bokk moom ak fi ñu bokk yëpp yàgg nañu ci jaxasoog ñoom te ba léegi ñu ngi jaxasoog ñoom looloo tax sax ñun loolu daf ñu yombalal trop suñu politique wax dëgg yàlla loolu moom gis nañ ko ci fépp fu ñu toog Sénégal amul nag fooy teg sa tànk Sénégal foo xam ne teguñu fa suñu tànk amul foo xam ne fii dëkk nañ fa yaroo fa màgg fa te nit ñu xamal lu ñu. teg fa sa tànk jëlee fa dara moo ko bu solo. mais ñun dañ fay jëlee dara ñun am na. fu teg fa tànk kay yomb ma ne loolu moom loolu nee naa la li ci kanam raw li bët. loolu moom li ci kanam raw li bët ñun du ñu def ay yóg par hasard yeewu rek ne dañuy politique parce que dégg nañ nit ñi politique moo xew wala da ngay politique pour am dépense ak yooyu ñun loolu passé nañ ñun li ñu gëm mooy Sénégal dafa am fu mu toll. fii mu toll nag pour faj ko il faut que Sénégalais yi jóg taxaw ñu boole ci ñu jóg taxaw doo ne damay jóg taxaw nit ñi jóg leen taxaw te yow jógoo taxaw. te loolu liggéey boobu ñu ngi koy def comme ni ñu ko war a defee. d'accord kon nag dama lay wax ne dafa am ay erreur de gouvernance yu fi am. et li gën a bon nag ci erreur de gouvernance mooy ñoo xam ne dañ leen di jox réew ñu jiital seen intérêt bopp. yow nga ne mun naa yor réew jox leen ma dinaa def lii ñu ñëw jox la réew mu ngi mel ni nga ne da ngay embaucher nit muy liggéey nga ne mu ne la man mun naa finance mun naa fóot mun naa togg. nga embauché ko mu ñëw dugg sa salle toog ca canapé ba aj tànk yi taal télé yi commencé zappé indi ay ganam di tox cigarette am di organiser ay fête kooku nooy def lu dul dàq ko mais loolu fi am c'est exactement ça ils ont produit au Sénégal dañ leen jox benn discours ne leen la patrie avant le parti. lan mooy firndeel li nga wax. mais la preuve est là. la preuve mooy benn bu njëkk bi. waaw mooy politicien d'ailleurs léegi sax booy wax waxu politique dañu naan kii de waxu politicien. loolu yàgg na fii. waaw loolu laa lay expliqué. loolu yàgg na benn firnde ko. loolu ci jamono maam la ba tey dañ koy wax. waaw mais yu nga xam ne yi yàggul. wax ne lii laay def leneen loolu bëgguma sax dugg ci ay détails bëgg naa lii laa waxoon dinaa wàññi. sama mandat non du détail bu ko président waaw naa wàññi sama mandat wàññi ma ko la patrie avant le parti ñu gis sama famille du dugg ci politique bi sa famille mooy séddale di nommer ay ministre di def loolu ñëpp gis nañ ko fii Sénégal donc nga ñëw ne man dinaa fexe ba Sénégal ñëpp képp pétrole beeg gaz bi lépp leer nga ñëw jël aw ci suuf di joxe ay pétrole wala ngay bëgg a signé xoolal li ñu mujjee woon bëgg a def nii ci fer de Falémé bi à 3 mois des élections. lan moo ci nekk loolu. li ci nekk mooy. fer baa ngi fii amuñu ñu ko mën a exploiter jox nañ ko. Turquie non loolu dafa am c'est-à-dire que loolu tamit ci xel ni ñu yàqee Sénégal xam nga fii dafa bare ay tuufkatu kaan yi xam nga bu ñu la tuufee kaan yi dootoo gis. da ngay toxoñu rek. da ngay toxoñu politiciens yu bare ay tuufkatu kaan yi la population yi dañ leen war a expliquer que ressources yi ñu am monde bi yëpp ku yor sa ressource ñetti xalaat ngay am benn bi mooy nga fexe mu bañ a gaaw a jeex. nga dencal ñii di ñëw ëllëg benn bi mooy nga fexe soppi ko ba am ci ay industrie beneen bi mooy nga fexe li nga doon importer di génn xaalis di ko fay nga bañati ko importer. loolu yëpp nag day fekk nga am moyen yoo ko defee. am nga ko boo amee ressources yi am nga moyens yi. mooy boo boofee ci alal moom laa lay expliquer boo boofee ci alal doo ñëw ne ñëw leen exploiter mënuma ko exploiter da nga naan boof naa ci alal nga def certification des réserves nga ne alal ji ma boof de 100 000 milliards la. éducation soxla naa 8 000 milliards. kan moo ma mun a ubbil ligne crédit sur le marché financier international de 8 000 milliards ma jox la équivalent ressource 8 000 milliards noonu la ñu liggéeyee. waaw mais mënuñu ko. mais loolu kay mooy li ñu def ak les Turcs xamoo lan la mais lan la. non attends ma ne la MOU yi ñuy def négocier c'est exactement ci cadre bi ñu am aujourd'hui ci cadre code des mines bi lañ ko defee te cadre code des mines bi ci boppam moom moo adéquat wul pour li ma lay expliquer nii. donc dafa am benn système bu ñuy wax le top. top ci ressource mooy transparence opportunité ak pertinence ñoom amuñu pertinence amul transparence leerul parce que ñoom jékki-jékki rek waxante ci suufu table bi génne ko ba fas yéene signé benn lundi ñuy taxaw ci opportunité bi mooy nga jublu ay élection yow li ngay engagé yow xamuloo yaay gagné xamoo yaay. élection dafa arrêté gouvernance dafa arrêté gouvernement bi mu doxal liggéeyam. mais dafa am phase boo xam ne. moom la ñuy wax élection aussi si eggoo ci élection mais dafa am phase boo xam ne moom la ñuy wax phase expédition des affaires courantes mooy li nga xam ne lii da nga ko war a def te boo ko defee dafay engagé ba mu ëpp ki lay remplacer doo ko defagum da ngay taaxirlu doo xaar par exemple entre les 2 tours nga ne da ngay signer ay contrat wala nga ne da ngay xaar à 2 mois des élections nga ne da ngay engagé contrat wu 20 ans wala 30 ans
loolu boo ko gisee rek dafa am précipitation te précipitation bu amee rek mooy yàkkamti ak gaawtu doom ju mu jur rëccu am ca yoon loolu mooy mais nag rëccu bi ñoom intéressé wu leen parce que sénégalais ñooy rëccu mais du ñoom ñooy rëccu donc Sénégal dañuy war a am esprit que ñëpp a bokk lu ñu gëm lu ñu leen wax nit ñi parfois bu ñu la buggee nax dañ lay defal ay discours yoo xam ne yi da ngay foog ne ñii bu ñu ñëwoon sax nga jox leen man ñu bari dañ ma ko waaw dañuy ñëw politiciens yi dañuy nax est-ce que nii est-ce que yow doo def comme ñoom ma ne leen man ubbi leen ko seen bët xool man du ma wax ne dinaa def ak du ma def man daal xam naa li ma yëkkati man loolu yëkkati naxaate yëkkatiwu ma xam nga dafa am foo xam ne boo fa jaaree nag wax dëgg yàlla waroon mun a dugg ci ay affaire yu njubla nga ak caaxaan ba toll fi nga toll di dénku man dafa am ñaari yëf yu may dénku Pape Ngagne dafa am solo ci réew da ngay seet sa borom seet sa askan ñun Sénégal moo ñu defal lépp man sama papa donnu ma ko alal sama papa financé wul sama étude sama yaay financé wul sama étude man état du Sénégal moo financé sama étude jàngal ba ma réussir ma jox ma ay poste sama papa nekk maçon jóge Fatick ànd ak sama yaay ñu luwee nekk Médina bu tawee ñu yëkkati seen bagage dem Grand Yoff dëkk ci inondation yi di ñefe muy liggéey ba mettre ñu dans excellentes conditions man poto yi ma daan pataxee Grand Yoff sama doom yeeg sama sët yi fa la ñuy pataxee nga ne réew mi foofu loolu développement réew la donc réew day toll foo xam ne fii boo demee nag ba gis na sa réew defal na lépp. waaw mais loolu rek war na tax doo wax ni dara baaxul. exemple ma ne yooyu tip nga ci. man ci sa jaar-jaar xam nga man mosuma wax ne dara ma ne. waaw dama waxuma ne dara baaxul. dama ne la toll nañu foo xam ne li ñu dajale ci alal ak li ñu am ci alal ak li ñu am ci nit ñu xarañ fii ak bitim réew waa diaspora bi ñoo gën a sonn waa diaspora bi léegi ku ci jot numéro 221 sax da ngay tiit parce que soxla yi dañuy jéggi océan bi topp leen. bés bu ne donc bu ñu tolloo foofu Sénégal dañu ne waroon nañu am beneen Sénégal ku la dégg dafa mel ni da nga fi bëgg a jëlee soxla yi yaakaar nga dañ ko fiy jëlee. si dama ko bëgg exactement voilà loolu laa bëgg a xam nga noo fi jëlee c'est-à-dire aussi li ngay wax ni dafay nekk ay promesses yu xam ne xaw a doy waar la ma ne dañuy jàpp ni sax xanaa man xane ku mënul ma ne ay promesses ku mënul bawoo mais li ma ne ku mënul bawoo soxla nga fi bëgg a jëlee loolu laa la expliqué ku mënul bawoo lu yàqu yow ku mënta defoo lu yàqu yow man maa ne leen nii lañ koy defee ku ko weddi kay ñëwal ma wax la fu ñu jëlee xaalis bi ak nu ñu koy defee soxla yi ni nga ko fi dindee waxuma la doo am soxla mais boo amee soxla da nga koy faj da ngay faj soxla yi boo waree jàng ñu ne la fonds d'investissement de l'éducation ngay taxawal nga jël tout en charge état jox prêt xale bi bu jàngee ba pare mu rembourser état bi ci salaire am bu amee liggéey ci travaux d'utilité publique ak ci alphabétisation nga intégrer enseignement religieux nga dugal ko ci enseignement professionnel nga dugal ko ci professeurs yi nga fexe ba ñu am valorisation ba nga xam ne dinañ am salaire nekk dans de bonnes conditions comme service yëpp loolu boo ko defee kan mooy amati soxla biir famille dafa am ay coono et li ñu laaj xam nga lu gën a métti Sénégal dafa am góom mooy li ma la wax nii góom bi déglu rek ma yeggali foofu góom bi dafa dem ba am booy régime bi jël buum teg ci booy bi dangal ko léegi xam nga lu muy laaj deuxième mandat mooy da may leen ma delloo buum ba ca booy ba Sénégal situation bi métti na ba nga xam ne normalement su régime actuel bi defoon bilan waruñu sax présenté wu ci élection yi ñëpp xam nañu loolu donc éducation dafa am ay solution santé am ay solution nga mën a fexe ba médicament. Boubacar ngay wax régime bi yow yaa ngi may wax dem nga ci àll bi mais dem nga ci àll bi est-ce que gis nga li nga xam ni régime bi def na ko ci àll bi ci lan ci ay pistes de production ci ay château d'eau yu dul jeex ay forage ci ay machine nga dem Casamance la même chose nga taxaw fii nga naan non régime bi nag yow tam xam nga Pape ñun dañu yàgg a defar tali xam nga waxu ku fekkee man dama nekk secrétaire général ministère des infrastructures tali yi fi nekk yëpp ma xam fu mu jógee xam de l'indépendance ba 2000 ñaata tali lañ fi defar xam 2000 ba 2012 yan tali lañ fi defar xam 2012 yan tali lañ fi bàyyi war ko defar ak yan piste lañ fi war a bàyyi ñun dajale nañu sénateurs yeeg député yëpp ba tracé piste yi ñu war a defar Sénégal pertinence su piste yi war a déplacer les produits laitiers piste yi war a déplacer les animaux yëpp dañ ko étudier dama ne la li ñuy def nii rattrapage yi ñuy def ak PUDC ak les Puma rattrapage la boo xam ne bi ñu demee ba gis ne croissance bi yeggul ci nit ñi ci lañ ko def pour rattraper kooku la ñuy wax taf yëngal politique gu taf yëngal la tuufkaan yi dañ koy def ku xamul mais ñun dañu fekkee nu ñuy tëggee
kenn mënuñu tiital ci loolu kenn mënuñu ci réer. ah mais gis nga ko. dama ne la gis nga ko. soo ñëwee jox nit bourse familiale man du ma la ne bourse familiale baaxul. waaw loolu sax mu tane quoi. waaw xam nga du ma la ne baaxul. kon baax na. waaw mais man xam nga lan la ndimbal bu am solo la. waaw ndimbal bu am solo la surtout ki koy jël. waaw xam nga man du ma la ne bourse familiale baaxul. mais dama lay wax ne man. doomu wax semi aussi baaxul. déglul dama lay wax su doxee baax na waaye semi bu doxul baaxul léegi dama la naan yow au lieu ma lay jox bourse familiale wala li ma lay jox ci bourse familiale mun nga ko am ci revenu su ma organiser économie bi ba investir xaalis ba nga mën a liggéey tu vas avoir une autonomie avec une plus de dignité mais loolu la choix yi jël moo bokkul ak choix yi ñu jël ñu kon dañu war a def attention. mais boo invalidé ci liggéey nag bu fekkente ni kanam ku am jafe-jafe. liggéey waaw invalide dafa am ñoo xam ne loolu may nga ma sa occasion parce que dafa am ñoo xam ne ñi yàlla moo leen nattoo ñu am invalidité. ñun li ñu prévoir mooy fexe ba ku nekk ñu xam sa taux d'invalidité. xam sa taux de vulnérabilité. bu ñu xamee sa taux de parce que mun nga invalide ba pare liggéey mun nga am laago. nekk professeur d'université jàng. mën nga am laago ba nga xam ne doo mën a lekk. da ngay am ñaari critères yooyu ngay jël boo ko xamee dafay am benn taux d'indemnisation boo xam ne da nga koy am moom moo lay permettre nga continuer loolu. c'est des personnes xeetu ndimbal bi lay doon kon. non kooku c'est des personnes vulnérables da ngay gis koo xam ne militaire la woon daal di xeex guerre ñu dagg tànk bi wala mu am kooku day am pension mais en plus de la pension dafa am benn montant boo xam ne daf koy recevoir ci fonds c'est comme un travailleur boo liggéeyee ba pare dafa am un minimum vieillesse boo xam ne da nga koy recevoir. mais lii ñu fonds yooyu fan lay bàyyi ko. mais loolu la lay expliquer dafa am ba pare li ñu gëmloo Sénégalais mooy amuñu xaalis on est sous-développé c'est faux on a toutes les ressources nécessaires jëlal or bi. or bi yaa ngi am 6,6 tonnes or par an Sénégal or bi yëpp da nga koy jël yóbbu bitim réew bijoutier yëpp boo leen dajalee 100 kilos or lañ soxla mënuñu koo am mais loolu ban choix la da nga war a fexe ba nga am 100 kilos or yooyu bijoutier yi soxla. ñu raffiné ko am nañ njëgam am nañ ñu ko jëndee am nañu njëgam mais xam nga lañ leen ko bëgg a jaayee dañ leen koy jaay comme ni ñu jaayee prix bi avec TVA et tout au lieu nga jël une partie de la production boo xam ne sénégalais ñoo ko moom ñu organiser nga jox leen ñu liggéey. c'est-à-dire que Sénégal li fi nekk ci erreur économique ba ñëpp di jooytu loolu ñun la ñu teg le doigt moo tax ñun dañu wóolu suñu bopp ci politique bi dañu wóolu suñu bopp ci choix yi ñu am choix économique ñun dañuy ubbi tey liggéey tey parce que xam nañu projet yi baaxul yi dëng yi ñu war a jubbanti xam nañu yi ñu war a bàyyi xam nañu yi nga xam ne yi dañu war a fexe mu ñëw taxaw pour nit ñi mën ko gis. ak ñaata ministre ci gouvernement alors ñun suñu plateforme autour de entre 15 et 21 ministres. te du choix au chiffre comme ça dafay am ministre yoo xam ne ministre de souveraineté la du passé juróom justice économie affaires étrangères ministère de l'intérieur défense ak ministère des finances. d'accord waaw wax naa force armée kon ba tey souveraineté yi fi nekkoon du fi jógee. yooyu loolu kenn du ko laal. d'accord nga jël ministre à vocation transversale yu mel ni éducation santé environnement loolu aussi dafa am importance ci réew parce que loolu moo lay jox un capital humain épanoui moo naan nit ñu xarañ te yeew parce que ministre nag dañu war a nekk ay nit ñoo xam ne dañuy mënte maandu waxuma la mën bañ a maandu wala nga maandu te mënoo soxlawuñu cuune soxlawuñu koo xam ne kii non loolu c'est clair mu des ministre à vocation sociale boo ko amee ba pare nga wut pour les postes yi nga xam dafa am importance ci direction ci liggéeyu économie bi nga xam ne dafa am jeexital ci entreprise yi am jeexital ci société ci famille yi da ngay def appel à candidature boo bëggee nekk directeur général des douanes wala directeur général des impôts du ñëw rek tabb la comme niñ la tabbee woon yow. ah oui. comme niñ la tabbee woon ma tabbee woon loolu système boobu. dafa am ay risques ok dafa am risque. dafa am risque parce que man niñ ma tabbee man dama toog rek am ku ma woo ne ma yaay Boubacar Camara ma ne ko waaw mu ne man maay ministre des finances Makhtar Diop ñu ngi may doog a nommé dama jaaroon Trade Point xool liggéey bi nga fa def ma bëgg ñu waxtaan si ñu toog waxtaan boobu maa ngi doog a admis inspection générale d'État ñu toog waxtaan ma wax ko li ma fa def wax ko ni ma gisee mu laaj ma ay question ci douane bi ne ma yow dama lay nommé directeur douane ma ne ko déet teel na ni man maa ngi doog a def inspection àllarba may waaj a julli tàkkusaan mu woo ma ne ma bu subaa dinaa la nommé man noonu lañ ma nommé yàlla defal ma ci sutura nag ma def ci li ma ciy def mais risque la mënoon na loolu nga fi bëgg a jëlee damay def appel à candidature ñu tànn ñetti nit yi ci gën a xarañ jox leen mission si ñett ñooñu ci la président di tànn
direction yi ñu organiser ko am ay spécialistes ñoo xam ne yu mel ni ay secrétaire d'État ñoo leen di te du ñu am ministres yi du ñu am benn si ñoom benn influence. xam nga liggéey ak caaxaan bokkul. Pape Ngagne liggéey ak caaxaan bokkul. boo yoree dossier administration yore benn lettre mu war a dem fële da nga war a xam ne lettre bii de dafa war a dem finance te bu yeggee finance dafa am Cheikh Diop mu ngi toog di xaar. parce que am na dossier bu ñu ko war a indemniser parce que Cheikh Diop bu ñu ko indemniser wul am na loo xam ne dootu ko mun a def bu koy indil gàcce boo xam ne mun na xaru ëllëg yow saa yoo yoree dossier da nga war a am conscience que yaa ngi yore alalu réew dañu la yen. boo ci yoree ay junni dossier da nga koy tasaare. jox ko nag ñoo xam ne dañu mën doo ne waa ji boo gañee tel commune rek ma jox la poste xam nga loolu am na fi ne boo gañee ñu jox la xam nga gañee 4 communes. soo gañewul ma dàq la xam nga loolu boo ko defee wax dëgg yàlla réew mi du mën a dox. loolu moom am na fi moom wax dëgg yàlla ay la yéwén loolu am na fi. mais loolu moom mooy Sénégal aujourd'hui te ñun boo gisee ñu dem mais li ñuy def li gënoon yomb mooy ñu toog di seetaan. boo gisee ñun ñëpp ñu jóg di taxaw di xeex pour Sénégal de parce que li ñu gis moo ñu tiital. li ñu gis moo ñu tiital. d'accord jërëjëf monsieur Camara Boubacar ma bàyyi la pour ay minutes yoo xam ni pour mots yi nga xam ni mën nga ko jagleel askan bi. lan lay doon ban message nga ci am. sunu message bu njëkk mooy askan wi dañu war a gént. gént ne Sénégal war na am ëllëg bu dal xel. gént bi dafa war a ànd ak gis-gis. gis-gis bi mooy que Sénégal mën na naataange bi ñëpp jot ci. te pour mu naataange bi ñëpp jot ci alal bi ñu am ak valeur yi ñu am ak nit ñi ñu am ñoo koy liggéey. Sénégal dañu war a xam ne am nañu góom bu am booy te ci biir ci kaw booy bi dañ ci teg buum te ñi ci teg buum bi ñu ngi ko dangal ba pare di ñu laaj ñu delloo ko ca booy ba waruñu ko nangu. Sénégal dañu war a xam ne am na garab solution am na Sénégal képp ku la wax ne solution amul daf ko xamul ñi xam solution yi ñu ngi fi ñu ngi bitim réew ñu ngi fépp ci secteur yëpp kon nag Sénégal toll na foo xam ne fii dañu ko war a teggi ci loxo yi ko yor jox ko ay loxo yu mënte maandu foofu la ñu toll. kon loolu mooy politique du saagante politique du xasante politique du ñëw di ŋàññante ñu jël aussi alalu réew mi fexe ba wax dëgg yàlla ñu bañ ko sax-saxee loolu dafa am solo. administration bi ñu bañ ko politiser justice bi ñu bañ ko politiser. waaw loolu dafa am solo loolu boo ko defee rek di nga doxal sa réew. waaw ba pare nag nga fexe yemale dafa am solo. kumba am ndey kumba amul ndey koo ñëwee kii lii nga def ko kii nga bàyyi ko loolu daf fi dem a dem ba nit ñi dañu mujj sax négliger ko alors que loolu waruñu ko négliger. donc ñun loolu la ñuy wax askan bi te askan bi nag ñoom ñooy voté. coow li yëpp expliquer la parce que coow li bare na coono yi bare na mais expliquer rek expliquer nit ñi ñu comprendre bu ñu comprendre bu ñu yoree seen bulletin de vote dinañu xam kan la ñuy votel parce que sénégalais xam nañu bu baax li ñuy def ku yaakaar ne mun nga leen nax di leen jox ay millions ak ay milliards dañ koy jël lekk ko ba pare bu élection jotee duñu la votel kon nag Sénégal toll na foo xam ne jeunes yeeg femmes yeeg ñëpp dañu war a jóg mobiliser wu pour mu jëm kanam et foofu la ñu toll. wasalaam. jërëjëf Boubacar Camara man aussi ma lay gërëm bu baax yaakaar naa ne li ñu boole xam nga ko ma mbégte bu yaatu wax dëgg yàlla ci recevoir la ci émission Faram Facce di la wax ni itam am naa satisfaction trop ci question yi parce que ànd naa ak fair play ndi nga leeral yi nga xam ne soxla woon naa ko xëy na ñi ñuy seetaan itam am nañu gis-gis boobu nga xam ne am naa ko ci ñu ñaanal la sa yéene ci réew mi bu gënee ci Sénégal yàlla na ko yàlla def bu gënul ci réew mi itam yàlla nañ ci yàlla musal loolu ñu ngi la koy ñaanal bu baax a baax jërëjëf Camara bu baax kon mbokk yi mu nekkoon seen émission Faram Facce ak télévision Futur Média ñu leen di gërëm ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun ci Faram Facce di gërëm la régie ni nga xam ne noonu la ñuy jàppee ci émission bi di leen jox rendez-vous incha allah àllarba boobu la di ñëw bu ci àllande jërë ngeen jëf. danaa ko yemale ci juróomi at ndax li ñu